mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale di prestige kóolute googee sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyee xel ngir xam rek xibaar ya tukkee bitim réew ak biir réew mi di Sénégal loolu nag daal di jur mbégte bu am solo ci mboolem seen liggéeykat yi nekk fii ci télévision régionale bile ba tax na nag xibaar yi ci bésub arjuma gi yemoo ko fukki fan ak benn ci weerub juin ci atum 2021 la ca gën a fës rek nekk daal tukkib nemmeeku maanaam visite de chantier bi nga xam ne directeur général bu ASBEP daal dina ko amal ca ISEP bu Thiès doon xool rek la nga xam ne moom mooy tolluwaayub liggéey ba moom nag am na kàddu yu am solo yoo xam ne rek dinañ ko déglu ci biir xibaar yi ki nga xam ne nag mooy Cheikh Diop nekk secrétaire général CNT syndicat bi di CNT FC moom nag mu nga woon fële ca liggéey wanoon di amal tukkim nemmeeku rek ca liggéeykat ya xam ne ñoo nekk ca SAR ñoom nag dañoo am jafe-jafe ca fa mu ñu nekk ba tax na nag seen syndicat ya nga xam ne ñoo fa nekk bëgg nañu daal la nga xam ne mooy seen yelleef ñu daal di leen ko jox jàppale leen ci di ngeen déglu ñenn ci ñoom la jëm nag ci wàllub aada dinañ ci àddu ci xibaar yi yitteel nag ab exposition boo xam ne ñu ngi koy amal fële ca Ndakaaru ca place du souvenir africain juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ci atum 2021 ñuy wone nag foofee ay exposition d'art manufacture des arts décoratifs bu Thiès saf na fa sàpp xibaar yi teel bitim réew ak wàllub tàggat yaram moo fas yéene ndar keppee xibaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñu rafetlu seen kóolute su ne saa ñu ñëw ci wasaagi yi asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi nga xam ne dañuy seytaan ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye nag am na ñi nga xam ne dañuy seytaan suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige daal di dooree xibaar yi nag lay teel feebar bi di coronavirus bés bu yàlla sàkk nag ñu leen koy toppal xool ana lan mooy tolluwaayam ci mim réew di Sénégal ba tax na nag waa kër docteur amal nañu nag ab point du jour wax rek lim bi am tey nee nañu de lu tollook ñaari junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ay test def nañ ko test yooyee firndeel na ne lu tollook juróom fukki nit rek am nañu feebar bi fukk ak ñeenti yëpp dañoo laale ak nga xam ne moo am wala ña nga xam ne ñoo amee doomu jàngoro bi fanweer ak juróom benn ñu wàll leen ko te kenn xamul ana kan moo leen ko wàll loolee la ñuy wax transmission communautaire lii teel nag communiqué bi xamle na ne lu tollook ñeent fukki nit ak juróom wër nañu yenu seen bagage wone hôpitaux ya ginnaaw ñàkkul ne suñu eggee ca kër ya dinañ fexe daal ba jëmmal sensibilisation bi ngir askan bi mucc ca feebar bi di coronavirus waaye nag juróom-ñeenti nit jamono yi ñoo nekk ca sauvetage waa kër docteur di def seen kéemtalaay kàttan ana yan lañuy def ba daal di dëddale ñooñi ak feebar bi di coronavirus waaye nag kenn ñàkkul bakkanam ci bésub démb jàpp tey loolee tax na nag waa ministère de la santé et de l'action sociale ñuy ñaan askan bi ñu daal di sàmmonteeg la nga xam ne mooy digle waa kër docteur su ko defee nag ñu daal di boolandoo daal di dàkk feebar bi ci mim réew di Sénégal. mbokk yi nag àddu ci xibaar yi teel askan bi tubaab di ko wax société ñi nga xam ne nag ñooy njabootub Abdoulaye Faye mi xam ne dañ ko fekk rek mu faatu ca commissariat central bu Ndakaaru seen njaboot ñoom nag ñu nga doon jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ngir yey yàbbi ci ni ni mel ñi nga xam ne nag ñooy front frappe di France dégage ci njiitalu Guy Marius Sagna ñoom ñi teewoon nañu ca bés boobee ba tax na nag Guy Marius Sagna daal dina jël kàddu rek wax ne lii duñ ko mos a nangooti mukk ci mim réew di Sénégal mu daal di interpeller nguurub Sénégal ñu teewlu Guy Marius Sagna. métit bi rëy na naxar bi rëy na waaye itam li xas ba am kay nañ ko wax famille bi nañ ko waxee tamit
ci nu mu waree ndaxte comme ni ma ko waxee sa doom génn àddina réseaux sociaux yi yëg ko journalistes yi yëg ko yow mii di njaboot bi yëgoo ko lu dul nga yëgee ko ci mbedd bi ci réseaux sociaux yi mbokk yi xam ngeen ne loolu métti na moo tax tamit il faut que ñu interpeller état du Sénégal parce que façon yu mel nii bëri na dañ koy def ci yeneen domaine ngir yeneen objectif ñu ne garaawul da ngay gis ku déposer lettre am préfecture ne day marche moom mii ko déposé ci mbedd bi la koy yëgee état du Sénégal tàmm na lu mel noonu yéen journalistes xam ngeen li may wax journalistes yi ñooy jàllale xibaar bi ci rajo bi ñi déposé woon sax kenn waxagu leen dara xëy na sax loolu métti na waaye xëy na mën na jàll mais lii nag wax dëgg yàlla foog état du Sénégal xoolaat ni muy doxalee foog état du Sénégal xoolaat ni muy doxalee ndaxte xeetu doxalin bi ñaari métit la nit ki am métit ba pare ngay doxalee ak moom ci loo xam ne amul respect ci loo xam ne amul égard ndaxte nit nag dañ koy jox cër rawatina ci lu mel ni génnub àddina doomu aadama la moindre des choses mooy kilifa yi waroon nañ jël seen téléphone woo papay Abdou Faye woo mbokku Abdou Faye pour yëgal leen xibaar bi balaay Sénégal di ko yëg donc loolu mooy déjà li nga xam ne mooy li ci njëkk mit mbokki wàllub njàng mi la jëm nag ci tukkib nemmeeku yi nga xam ne mu ngi koy amal ci bërëb yi nga xam ne fa la ñu jëmmal ay bâtiment ki nga xam ne nag mooy directeur général bu ASBEP di agence de construction de bâtiments et des édifices publics di Hamady Dieng amoon na nag tukkib nemmeeku fii ci ISEP bu Thiès ngir xool rek tolluwaayub liggéey ba jamono yi moom nag kontaan na lool ci lu mu gis ndax entrepreneur yi firndeel nañ ko ne fii ak weer rek lépp dina yemb feete boor ñu déglu Hamady Dieng ginnaaw bu mu amalee tukkib ne visite boobee ba noppi yéena yàb bi ci gis-gisam ca la jëm nag ci jëm kanamu liggéey yooyu Hamady Dieng mooy directeur général bu ASBEP. tey nag dañu fi ñëwoon pour saytu liggéey bi fu mu toll parce que xam ngeen bu ngeen gisee école bi xam ngeen liggéey bi presque féete na boor quoi presque lépp jeex na mais il y a quelque temps quelques semaines on avait fait une première visite qu'on appelle réception provisoire pour jeexal réception provisoire bi xam ngeen ne réception bâtiment dafa am ñaari phase réception provisoire ak réception définitive réception provisoire bi mooy tax ñoo xam ne ñoom moom locaux yi ñoom moom projet bi mën a utiliser projet bi maintenant après la réception un an après ñu def réception définitive bi foofu nag bureau de contrôle bi mooy jox ce qu'on appelle la garantie décennale c'est-à-dire léegi à partir de ce moment vous avez 10 ans pour dañu garantie liggéey bu ñu def bon donc ñu ngi ci niveau garantie réception provisoire bi donc ñëwoon nañu gis am na ñu ñu war a defaraat am lu ñu war a baaxalaat commencé nañu mais jeexul yaakaar naa ne d'ici un mois incha allah rabbi danañ mun a wax ne ñun pare nañu ñu génn suñu matériel yëpp dem libérer les lieux bàyyi ko ak administration ak l'État ñoom ñooy seet su dee dañ koy inaugurer su dee président su dee premier ministre su dee ministre yi ou bien su dee keneen yaakaar naa ne incha allah rabbi bu ci entreprise bi àndee taxaw xam ne affaire bi dañ ko soxla peut-être mun nañ wax ne étudiants yi ñu ngi fi ñu ngi liggéey mais am na commodité yoo xam ne dañ ko war a soxla duñ ko mën a utiliser parce que am na yenn contrôle yi ak yenn réception par le bureau de contrôle duñu ko mën a def tant que ñun génnuñu donc loolu nag yaakaar naa ne danañu waxtaan ak entreprise bi pour mu gën a taxaw pour d'ici un mois véritablement mu jox ñu chantier bi. ñu àddu nag ci li nga xam ne moo yitteel liggéeykat yi nekk ci SAR di liggéeyee nag la yitteel wàllu hydrocarbure ñoom ñoom amaloon ndaje rek ci bis yi weesu ba tax na nag ki nga xam ne mooy Cheikh Diop nekk secrétaire général syndicat bu ñuy wax CNTFC ñëwoon nag wala teewee seen ndaje boobee. ca waxtaan ba daal ñoom ñu ngay sàkku rek ñu gën a taxawu liggéeykat yooyee ki nga xam ne nag mooy Sora Konaté moom moo dellusiwaat ci li nga xam ne moom moo leen yitteel ca seen bérébu liggéeykaay yooyee ñu teewlu ko. fexe ba am dara ci patron yi je crois que loolu duñ leen ko jàngal yi ñi journaliste lu jafe la woon ñu am ci nag augmentation yu considérable ci
prime de risque bu ñu waroon am ñu améliorer ko substantiellement indemnité logement ku xëy rek yokk ci 20 000 francs déjà je crois que lu am solo la ñu am retraite complémentaire boo xam ne amuloon ci secteur bi parce que retraite légale rek mooy comme bi ngeen am yéen pétrole dafa am benn xeetu retraite boo xam ne amuloon ci transport d'hydrocarbures ñu koy wax retraite complémentaire bénévole pétrole fexe nañ ba inscrire ko foofu nga xam da ngay jël sa li ngay am ci at bi ngay mujjee liggéey yëpp dajale ko dugal ci 13e mois ñëpp am nañ 13e mois élargir nañ ko dañ koy boole yëpp dajal li ngay am xaaj ko fukki ñaari pàcc jël pàcc boobu multiplier ko par 20% multiplier ko par cette durée de présence donc loolu yëpp bi ñu ko amee nag ñu ne nañ dellu si nag ci population bi non seulement jaajëfal suñu njaatige dafa am solo parce que ñoom nangu nañ ñëw toog ci contexte bi nangoo joxe loolu yëpp pour pacifier secteur bi te loolu dafa am solo ñoo nag ne ñu massawu population bi xamal leen ne nag syndicat bi nekk ci pétrole te yore ko depuis nga ko depuis ñoom Cheikh Diop ñi fi ancien yëpp ba léegi syndicat bi ne fi di at ñun suñu taxawaay mooy fexe ba secteur bi nekk lu normal daal di dal loolu dafa am solo te loolu yëpp li ci biir faw ñu toog waxtaanee ko xam nga dañu wax mbiri xaalis bi rek la ñu wax mais leen li ci biir dafa am solo nit ñi xam ko mën a dem jottali ko seen i liggéeykat ñu xam ne lii am na ci lii am na ci lii am na ci te nii lañ koy doxee ku ko bañ a doxee délégué yi jóg taxaw wax ko mais pour ñu délégué mun taxaw nag il faut fu ne am délégué te patron yi nangul nañ ñu loolu donc dañuy dem ak ñoom def fu ne délégué kuréel yooyu yëpp ñoom lu xew société ñu indi ko wax ko syndicat bi mu doxal ko donc loolu moo ci ne léegi prise en charge comme ni nga ko waxee yooyu yëpp il faut ñu jóg ci doxal donc li ñuy dox lu sakkan la lu bëri la mais faw comme ñun ñu engagé wu faw ñu jóg taxaw ci. mbokki nag ñu àddula yitteel wàllub cosaan ak caada ci biir xibaar yi wax nag exposition boo xam ne jamono yi mu nga am fële ca place du souvenir africain ca Ndakaaru tàmbale nag ci juróom-ñeenti fan ci weeru juin jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ci atum 2021 waaye nag manufacture sénégalaise des arts décoratifs bu Thiès des ca saf-sap ndax seen tapia ñu ngi ko fay wone mu nekk nag mbégte ci ñi nga xam ne ñooy doomu Thiès ndax ñëpp gis nañ ne rek liggéey bu am solo bi nga xam ne manufacture mu ngi koy def ci biir Sénégal ba tax na nag ki nga xam ne mooy Aloïs Diouf di directeur général bu manufacture dellusiwaat na nag ci seen liggéey bu am solo boobee ñu teewlu ko. ñëwoon jóge Thiès ñëw Dakar fii ci place du souvenir africain pour wone liggéey bu ñu def fan yi at yi am na ay liggéey boo xam ne def nañ ko avant Covid bi mais am na loo xam ne def nañ ko ci biir Covid bi parce que bi Covid bi ñëwee dañu organiser woon de telle sorte que dañuy wàññiwuñu personnel bi ne dañ doon def ñaari groupe de rotation pour créer une distanciation sociale donc permettre nañu ñu continuer di liggéey di rab te vraiment en tout cas mën nañu wax ni sax on n'a pas été trop impacté par rapport à la production donc liggéey boobu moom lañ ñëw wone li ci gën a am maanaam mooy tapisserie yi ñu exposé fii mais aussi wone jéego yi ñu def ci yeneen domaine artistique parce que dañu former ay jeunes entre 2015 ak 2017 avant tapisserie ak tapis de sol ak tapis de prière rek lañ doon liggéey jusqu'à 2015 mais bu ñu defee formation en 2017 bi xale yi génnee ci atelier yi 15 jeunes ñu former leen tàggal leen ci tapisserie rab tapisserie defar batik teinture et aussi defar céramique donc parce que atelier yu bees yooyu lañu ubbi foofu ci manufacture pour diversifier parce que boo gisee ñuy wax les manufactures sénégalaises au départ la manufacture nationale de tapisserie la donc tapisserie rek lañ doon rab foofu mais en 1973 Assemblée nationale dafa voté benn loi bu créer les manufactures sénégalaises pour que ñu gën leen may gëdd gën leen may doole parce que dañu comme gis ne ci jamono yooyu tapisserie yi ñu doon am fi yëpp dañ doon law ci àdduna bi. mbokk yi nag àddula yitteel biir réew mi di Sénégal tubaab di ko wax actualité nationale bés bu yàlla sàkk seen télévision régionale di prestige di ca béy wàllu am solo ngir xamal nit ñi rek lan moo gën a fës ci mim réew di Sénégal la ca gën a fës nekk daal tukki bi nga xam ne njiitub réew mi son excellence le président de la république Macky Sall dina ko tàmbale samedi ëllëg ca bëj gànnaaru réew mi di Sénégal tàmbale ko nag ca Ndar Géej
la ca gën a fës ñu ànd ci soxna Mariam Ly. ñu tàmbali xibaar yi ñeel biiru réew mi ak njiitum réew mi Macky Sall mi nar tàmbali tournée économique de nit yi samedi fële ci région bu Saint-Louis ak bu Matam foofu nag mu nar fa inauguré ay yoon yu bëre ay école waaye itam ay centre de santé teg ci nag dina fa tàmbali ay liggéey bu ñu sukkandikoo rek ci xibaar yi ñu am ba tey rek ci programme boobule Macky Sall moom dina tàmbali nemmeekoom boobu fële ca Saint-Louis bu paree rek mu daal di dem Fanay daal di fay inauguré yoon bi boole Tare ji ak Podor. ci li jëm ci tournée nationale bi njiitum parti grand parti di Malick Gakou nekkoon na fële ca Kaolack foofu nag mu ngi fay woo opposition bi yépp ngir ñu booloo ngir rek ñu mën a gagner élection locale yi moom nag nee na opposition bi waruñu def lenn lu dul booloo moom mi nekkoon njëwriñ bu ñu dénk tàggat yaram nakarlu na daal manifestation bi prestataire yu Senelec yi amal wax na ci li ko gën a nakari teg ci itam daal dina wax rek ni askan wi dañoo war a xeex seen liberté ak seen démocratie. ñu jeexal xibaar yi ñeel biiru réew mi ak autopsie bi ñu doon def ci néewu Abdou Faye nekk kenn ci complice yu Boy Djiné yi moom nag certificat autopsie bi daal dafa wane ne rek dafa am benn anoxie cérébrale maanaam daal dafa manqué woon air ak benn asphyxie mécanique par pendaison waaye nag moom famille am daal ànduñu ak kàddu yooyu noonu yi nga xamante ne waa kër docteur ñoo ko joxe ci loolu nag ñu ngi daal di xamle rek benn contre autopsie li lañ leen indiloon ci xibaar yi ñeel biiru réew mi ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah. bàkku boobee di jëmmal la nga xam ne moom moo xew ca bitim réew la ca gën a fës rek nekk daal yolomal bi nga xam ne réewum France mu ngi koy yolomal la jëm nag ci présence militaire am foofee ca Mali ñu teew. ñu tàmbalee xibaar yi teel bitim réew ak ndogal bi nga xam ne nag njiitum réewum France di Emmanuel Macron daal dina ko def jëmale ko rek ca réewum Mali démb nag ci alxames gi ginnaaw bu mu doon amal rek conférence de presse ca l'Élysée moom nag wax na ne réewum France daal soldaalam ya nga xam ne ñoo nekk ca réewum Mali dina leen fa jëlee te gis nañ ne nag ñoom ràññeeku nañu lool la jëm nag ci wàllub xeex la ñuy wax terrorisme wala jihadisme force Barkhane boobu nag nee nañ daal dinañ ñu wàññi bu baax a baax soldats ya nga xam ne ñoo nekk ca Mali te dinañ nekk ay doomu France ñu fàttale sax bés yi weesu France de waxoon na ne armée bi daal dootul àndatik armée Mali ñuy amal nag ay opération conjointe loolu tax na nag ba xel yi daal jotoon tey lool waaye nag démb de Emmanuel Macron xamle na ne daal ala kulial ñoom daal seen soldats ya lim ba nekk ca Mali dinañ ko wàññi ba tax na nag dinañ jëmmal rek beneen force boo xam ne day boole yeneen réew yi nekk ci tugal ngir fexe daal bu soobu ci mbir ma ngir xeex la ñuy wax terrorisme ci Sahel ci noonee sax moom xamle na ne daal ñu ngi wéy rek di ñaax autorité malienne ya ñu daal di fexe daal ba te bi ñu téendi pouvoir ba rawatina soldats yi ñu daal di jëmmal ay wate ci atum 2022. jóge ca Mali nag dem fële ca Birmanie ab avion militaire de moo daanu démb ci alxames gi yemoon nag fukki fan ci weeru juin mu nga daanoo nag ca bërëb bu ñuy wax Mandalay nekk ca Birmanie lu tolloo ko fukki nit ak ñaar daal dinañu ñàkk seen bakkan juróom benn yëpp ay soldat lañu ñu jàpp ne sax avion boobee dafa doon rek survolé maanaam dafa tiimoon benn usine acier nekkoon na soriwul woon lool ca fa nga xam ne moom aéroport ba nga xam ne moom la délai woon départ ñu jàpp ne nag ña nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ca daanu avion boobee am na koo xam ne nag ràññeeku na lool te kilifa moine la bouddhiste la moom nag nee nañ daal ku jege ki nga xam ne mooy chef bi yore wàllu junte militaire ca Birmanie kilifa bouddhiste boobee daal dina wàcc liggéey ca accident avion boobu. jeexalee la yitteel xibaaru bitim réew foofee ca Pakistan ñu gis ne nag ab saxaar de moom moo raay daal di nag mbëkkaat beneen moroomu saxaaram loolu nag mu ngi amee ca Pakistan lu tolloog juróom benni fukki nit ak ñett daal dina ñàkk seen bakkan loolee daal kilifa ya nekk ca réew ma xamle gum ñu jàpp ne nag la waral accident ba dee foo booba ba léegi nag kenn xamagul lan moo ko waral waaye nag ñu bëri daal dina joxoñ baaraam
màggetaay ba nga xam ne yoonub saxaarub Pakistan màgget na ko. Accident boobu nag daal di sulliwaat rek la nit ña doon coowoo di wax ne chemin yoonub saxaar bi nag dafa màgget lool. Jamono colonisation britannique la ñu jëmmaloon saxaar yooyee ca Pakistan waaye jàpp nañ ne nag kilifa ya daal duñ ko toppatoo ba tax na nag lay wax déraillement train day wéy ñu koy nemmeeku ca dëkk boobe di Pakistan. bàkk boobee di firndeel wàllub tàggat yaram bés bu yàlla sàkk seen télévision régionale du prestige di ca béy jéego yu am solo ba tax na nag tey jii de ci arjuma gi door nañu la nga xam ne mooy Euro 2021 stade mythique Olympiakos ba nekk fële ca Rome mooy amal jamono yi jongante bi dox ci diggante Italie ak Turquie mbokk yi loolu it moo gën a fës day teel wàllu tàggat yaram Alaaji Fallou Ndaw ñu ubbee xëtu tàggat yaram ak coupe du Sénégal 32e de finale jongante yi ci desoon nag démb ci alxames bi et que Thiès Football Club éliminé na Stade de Thiaroye ñaar bal ci benn la ko dóor fii ci terrain CNEPS. Union Sportive du Rail ca terrain champ de course daan Renaissance mi nekk ci Ligue 2 bi benn bal ci dara. Walidane nag moom jongante bi mu waroon def ak Gazelle de Kédougou Walidane yeggul ca terrain ba dinañu xaar ba xam ndax dañ koy forfait wala déet. AS Pikine moom dafa dem fekki Jamono Fatick daan ko benn bal ci dara. Assur bu Richard Toll éliminé Dakar Université Club benn bal ci dara. CNEPS Excellence dem fekki Noyo FC de Matam daan ko benn bal ci dara. Mbour Petite Côte éliminé Linguère bu Saint-Louis ñaar bal ci dara. Kër Madior dem fekki Jamono éliminé ko gannaaw bu ñu demee ci jongante dàq dóor ci mbal juróomu penalty la Kër Madior dugal Jamono dugal ñeent. Etix éliminé Port Autonome benn bal ci dara. Jàmbaar nag éliminé AS Cambérène ci duma yu métti juróom benn bal ci dara. Jaraaf nag moo mujj éliminé Teungueth FC ci jongante boobu ñu doon xaar ci ñaar équipe yi nga xam ne ñoo ñu représenté woon ci Coupe d'Afrique yi ñaar bal ci benn la ko daan gannaaw bi ñu demee ci njambaas ba. ñuy waajal élection renouvellement yu fédération sénégalaise bu football ba tax na commission électorale bi nag installé nañ ko. Maître Seydou Diagne moom moo nekk ci bopp commission bi di ci remplacer Jean-Louis Toupane et que magistrat bi di maître Mouhamadou Diop moom la ñu tabb nag ci bopp commission recours ba moom nag mu fay wuutu Mamadou Seck. élection yi nag ñu ngi koy waajal rek 7 août juróom-ñaar fan jàpp juróom-ñett fan ci weeru août bi ñu dëgmal. ñuy fàttali rek ne ëllëg ak jàmm nag fële ca Géru dinañ def assemblée générale information suba lay doon samedi bi fële ca Géru. ñu jeexalee ko ak handball 24e édition bi ñuy amal Coupe d'Afrique des Nations fële ca Cameroun ci groupe B bi nag RD Congo dafa daan Kenya ñeent fukk bal ak ñaar Kenya am fukk ak juróom benn. Cameroun daan Nigéria fanweer ak benn ci juróom ñeent. tey jii nag ci groupe B bi dinañ def ñaareelu jongante bi Madagascar di ci songook Tunisie Guinée di ci songook Sénégal. ci groupe C bi nag ñaareelu journée bi Cap-Vert di songo ak Congo. ñu jàpp rek ne ci jamono ji ñuy wax ci groupe A bi Sénégal moo nekk ci place bu jiitu ba Tunisie moo ca topp. ci groupe B bi RD Congo moo nekk ci place bu njëkk bi Cameroun nekk ci ñaareelu place bi. ci groupe C bi nag Angola moo nekk ca kanam Congo moo ci topp. ñuy fàttal rek ne ci groupe C boobu ñett équipe ñoo fa nekk. Alaaji Fallou Ndaw mbokk yi foofee nag la xibaar yi buuree ci seen télévision régionale du prestige mu nekkoon xibaar yi ci marax bi delluwaat di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu doon seytaan jamono yi ca bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV. waaye nag am nañu taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige. delluwaat wax leen ne man ngeen wéy di télécharger application Prestige TV ginnaaw bu ngeen demee Google Play su ko defee xibaar ya tukkee bitim réew ak biir réew mi di Sénégal ngeen man ko am ci anam nu mu gën a gaawee ci seen téléphone portable ak seen ordinateur. mbokk yi ëllëg yeneen xibaar yi teel biir réew mi ak bitim réew jërë ngeen jëf.